L'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal24.net. nit mag yi fi nekkoon dañu doon bind pour yu dañ te nag mag yi fi nekkoon bind nañu dul diine ndax gis nga manuscrit yi ma la jox li muy wax ci médecine ci wàllu médecine gis nga Cheikh Sar bu amul lenn lu mu sa wax te nekkul téere question boo ko posé rek mu def ko téere da lay wax looloo waral lettre bii nga xam jëla tey ku ko liir ku nekk texte su Cheikh na ba kenn laalu ko duñ ko laal duñ ci dugg lii Cheikh na wax daal la ngi ci ñun defuñu ci lenn traduction bi nga ko def maa ngi fàttaliku lu am solo lu xam jële danaa ko wax ci kanamu mbokk yi ci kanamu sunu papa yi nga xam jële ñu ngi toog Pa Thierno ñu ngi lay ñaanal yàlla mais ñu ngi lay ñaan nga ñaanal yàlla ndax jataay bii yaay kilifa jataay gi yépp ndax alhamdulilah fan yi la yàlla jox te yàlla na yokk yàlla nga yàgg sanu kanam moom daf ma ni am naa samay service mun naa joxe ndigal rek ñu def waaye man maay traduire loolu duma ko fàtte ndax man Cheikh Ousmane vous êtes un cheikh moi je dis toujours man sama problème mooy j'oublie te yàlla xam ne ni si j'avais le choix entre le talibé et petit-fils j'allais être un talibé et non un petit-fils gumuma lu dul Cheikh Sar gisuma lu dul Cheikh Sar dunduma lu dul Cheikh Sar waaye weddiwuma ni nag ay mbirum yàlla fu nekk la ko def waaye sama Cheikh na mii li mu bind ak li mu bàyyi wallahi njëriñu àddina bi yëpp la amul kaddu ju mu musul yëkkati ba muy toog ak le gouverneur il était invité par le gouverneur de Saint-Louis ba muy toog daf ko ni man fii ak laalu leen l'islam fii ak tuddu leen l'islam wax na ba tudd Cheikh Ahmadou Bamba te kooku j'ai devant moi un chercheur il sait tout ça moo ma ko gën a xam sax bu leen bàyyi leen diw bàyyi leen nitu yàlla yi bàyyi leen ñii amul leen joteewu leen ak ñoom dara kookoy Cheikh Sar Cheikh na c'est le musulman Cheikh na c'est l'africain Cheikh na mooy wooteel yàlla kenn fii te nag tekk ci sharia ak sunna déedéet am na fu xam te nee na leen su leen ko laal rek ngeen gis ma mais fii ak laalu leen ko rek jotewuñu dara mais sama laa ilaha illallah mooy sama jihad laa ilaha illallah du ma nekk ci kër mukk te nekkul ci kaw te kenn mënu ci dara heure julli fu mu jot man doot julli histoire Ndar ku nekk xam na ko Cheikh Sar bu dafa bind bàyyi Cheikh Sar bu ba muy ñëw dugg ci réew mi boobu jamono der bu ñuul kuy der bu weex rek muy arab muy tubaab ba léegi sax am na dañu ñu jàppee ay jaam moom daal ñun ñii nga xam ne ay der bu ñuul lañu moom jàppee woon ñu lenn lu dul jaam ci la Cheikh na ñëw nag ni déet ñii ay nit lañu nit ñun ñii ñun ak ñoom benn lañu ñii daal yàlla nee na ci alquran al azim wa ja'alnakum shu'uban wa qabail li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum danaa leen woon ni ñii fu mu jaar rek defar musul ñëw ci dëkk amul xeet tu xam te defara fa wël ci biir réew suñu ne kii xeet sanga wala kii mooy des considérations yi am en Afrique kii lii la kii lee la kii moo ko gën mun leen déedéet kii gën yàllaa ko xam xoolal ñaata nit la defar ci biir réew ñaata ceddo la fi defar moo tax bâche bii dañ ko def bâche bii soo seetee dañ ko commencé ci doomam Cheikh Mahfou doomam la parce que Cheikh a boo ko jur mu jëblu ci moom jël wéet mu envoyé ko Casamance Cheikh Mahfou doomu Cheikh Abo bu Casamance Cheikh Moussa Camara nga xam ne jële je suis fier quand je parle de Cheikh Moussa Camara parce que universitaires yi ñoo xam kan mooy Cheikh Moussa Camara amul fooy dem ci kaw suuf te xamuñu Cheikh Moussa Camara je dis bien je parle des intellectuels Cheikh Amadou Dieng bu Saint-Louis nga xam ngeen ñu bari xamuñu ko man mii sax xaw ma ko woon Cheikh de Thialaw Seck Cheikh Mouhamadou Djimbira je vois son petit-fils mais Cheikh na amul lu mu fi deful ci biir réew mi fii ba ñu demee keroog ñuy waxtaan ak BDR l'histoire générale du Sénégal il nous dit tout le monde est xaadir dans ce pays amul kuy dox fii te sa baay wala sa maam Serigne Abdou sama papa mu soon na ma ko wax dañu toog mu ne ma Cheikh Maam Mor Anta Sali waajur Cheikh Serigne Touba wërtul xaadir la génne àddina te moo jur Serigne Touba parce que góor gi maa ngi nuyu sama xarit le ministre Madieng Khady Dieng nga xam ne jëla Sidia su fekkee ne Sénégal xam nañu kat mooy Madieng wallahi ku nekk war na ko respecté Madieng miy dëkk Liberté waaw Madieng mii nekkoon gouverneur Madieng nga xam ne nekk na ministre ay yoon nekk ambassadeur lu nekk nag
liberté 2 waaw loolu ça veut tout dire waaw tous mes respects jërëjëf Dieng lu ma xew la nga ñëw teew yal na la yàlla fay xaritu sama papa maam yal na yàlla defal jàmm defal la ko Cheikh Mamor moom góor gi ma Serigne Abdou daf ma doon wax ni ku fi siiw ku nekk yéen a ko jur Cheikh Makhtar di jot li ni ku ñu fii tudd rek xaadir yee ko jur mu ni maam Ousmane moo jur Cheikh El Hadj Malick sama waajur sama maam muqaddam mu xaadir la Cheikh Maam Mor Anta Sali mu ni jur nit lu foor la ku mën a jur Serigne Touba ku mën a jur Cheikh El Hadj Malick kooku ku ko xamul war na xam ni kooku yàlla may na ko lu rëy a rëy te ñooñu ay xaadir lañu tabaarakallah ñuy sant yàlla ci loolu nga xam ne yàlla dafa naka tariqa bi dafa naka njaboot ji Cheikh sax bu ñëw nag ba mu ñëwee yàlla daf ko boole ak nit ku ñuul amul doomam tey buy dox te sa baay sa ndey wala sa maam du nit ku ñuul amul te loolu waxoon nag njaxasoo loolu dëkk bu nekk ku mu seexal ne la bul ñëw ci man gisuma fenn seexal juma baa mi ngi nii gàtt àgg nga xam jële moom daf ko xool ni ko ku la gis bésu ajjuma sa yaramam araamal na safara waxalu ko doom waxalu ko sërif waxalu ko keneen Cheikh Mouhamadou Ndiaye bu la buddu nee na ko koo jiitee sa yaramam araamal na safara Cheikh sax bu amul lu mu deful ci réew mi Cheikh na ba muy ñëw fii ci réew mi Adrar ba àddina Casamance amul xeet amul gox amul dëkk bu xam ne dafa fa samp fa wali xool leen Cheikh Mouhamadou Diop bu Ngap Cheikh Yérim Dumaan Seck mais suñuy toog fi di lim ba donc au moment moi je dis je respecte Cheikh Saad Bou parce que damay nit bu xam ne bëgguma ko xeeb nit te bëgg naa ko fonk ñëpp te ab jullit day mel ni Cheikh Saad Bou jullit dafa am loo moomut jullit dafa am comportement boo war a mel jullit du julli rek ak woor ak kurus gu gudd jullit comportement la du yére du leneen jullit waaw quand on parle su fekkee ni 100 la 95% yëpp ay comportement 5% yi mooy ibadat julli allahu akbar li ci des yëpp dafa am loxo jullit du fen jullit du def lu mu dul dëgg jullit du yéene moroom du ñaaw koo koy Cheikh Saad Bou jullit du xeeb kenn ku nekk da lay jël ku mu def Cheikh nag du sama Cheikh Adrame Cheikh Abdou du man de Cheikh Moustapha Cheikh de ci du c'est pas Cheikh là ça c'est gis nga Cheikh na de c'est une vérité ñun amuñu lenn lu dul Cheikh Saad Bou ñun dunduñu lenn lu dul Cheikh na bindu Cheikh na yi li ma ci am fii ak maa ngi dund danaa ko bind te nag li ma gën a neex nag mooy professeur université yi toog di critiquer di wax rek je suis à l'aise parce que loolooy xam-xam parce que xam-xam da ngay bàyyi ku nekk wax ci lu mu ko gisee dañ koy jëbbal lu ko neex wax ça ne me dérange pas ku wax ci Cheikh na ma tontu la rek nag indi la ay preuve yu leer ba convaincre la ba ngay gis li nga gis nga xam ni Cheikh na la waaye dañu leen di topp ci seen jamono Cheikh ñoom Cheikh Déthiolo ñoom Cheikh Aldiouma Ba ñooy c'était des Cheikh yoo xam ne la qui entouré Cheikh Saad Bou c'était comme les sahaba à l'époque avec Rasulullah su waxee ñu ne que lii su fekkee ni wax yu la ñun amuñu li ñu ciy wax su fekkee ni sa xalaat la dañuy waxtaan particulièrement Omar ni déet na wax nu gaaw ñoom tamit loolu la ñu daan def ak Cheikh dañuy toog waxtaan ak moom ni que lii ak lii ku nekk ci ñoom indi xam-xam ku nekk parce que moom soo koy gis nag def borom xam-xam loolu la yàlla def cee Cheikh Saad Bou kon ñaan nañu yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbooloo mi fi teew yépp surafa yi fi nekk borom xam-xam yi fi nekk mbokk yi fi nekk ngeen ñaanal ñu yàlla liggéey bii nga xamante ne ñu ngi koy def ak waa université yàlla may université Dakar yépp ak université Sénégal yépp mais rawatina université Cheikh Anta Diop bu Ibrahima Thioub yàlla defal leen jàmm yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam centre yow moom li nga ci bugg yépp yàlla na ko yàlla def ndax li ngeen nu dégloo maanaam Ibrahima Thioub dañu ñëw ci moom mu déglu nu Ibrahima Thioub man borom xam-xam bu mën ni Ibrahima Thioub laay parce que borom xam-xam yi nag bare nañu waaye am na ñu xam jële kenn mënu wax ak ñoom waaye borom xam-xam da lay déglu wax ak yow loolu lii yépp li ko waral déglu bu mënu déglu comprendre nu xam ne li ñu indi ñun tamit ñu indi lu leer teg ko ngeen ànd ak ñun partenariat bu am solo yàlla comme ni ko waxee ñu ngi ñaan yàlla mu continuer
ba ñu def ci lu bare te mu nekk njëriñu jullit yi yépp waaye ci lu wér ni daal Cheikh Saad Bou li mu bind bari na te ci domaine bu nekk la bind te loolu insha allah lii on fait que commencer ñaan nañu yàlla ñëpp ñaanal nu yëf yi gën a dem kanam parce que noonu lañu gisee ni loolu mooy lii war mag yi ñoo liggéey ñun ñu ngi dund ci seen barke te damay wax ni nañ ñu def très attention ay suba àllaaxira ay suñu dajee ak sunu borom ma ni doomu diw sama maam diw nañu def attention nañu def attention ci loolu sunu maam yi dañu sonnoon liggéeyal yàlla topp yàlla ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu maam yi dañu doon wut xam-xam sunu maam yi dañu doon liggéey sunu maam yi dañu doon wax nit ñi di waxante ak nit ñi teg lépp ci yoon ñuy dul ci seen barke la moindre des choses c'est vraiment delloo naar bi xoromam na ñu génnee seen bënd et ñu ngi ñaan ñëpp ñu génnee seen bënd ku am manuscrit na ka génnee sànq rek yaa ngi may wax lu xam jële lu am solo lu xam jële dem lay bàyyi nga wax ko ci wàllu musée bi parce que su ngeen demee ba fas yéene defal Cheikh na espace Cheikh Saad Bou ci biir musée bi amuñu lu jëlee sant leen gërëm leen ñun xaadir yépp nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu lii nga xam jëla tabaarakallah waa université Cheikh Anta Diop de Dakar dañu ko defal centre ouest africain de recherche sunu centre la allez-y. waaw allez-y waaw. waaw c'est-à-dire que. waaw li mu wax yëpp. waaw. Sunugal24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même. Sunugal24.net.